salaamaaleykum Sindia ñoo ngi nuyu Sindia yëpp di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu ñëpp fàttewuñu kenn tey nag live bi ñuy def nii du live politique du live jàngat du live dara mais dañoo ñëw rek pour ñaawlu métitlu li nga xamante ni moom moo dal ci kaw Xonkoma nekk dëkk boo xamante ni vraiment au cœur de Sindia ku xam histoire Sindia xam nga ne Xonkoma bokk na ci dëkk yu am importance ay dëkku cosaan biir Sindia mu am loo xamante ni jóge na ci force de l'ordre yi dal dëkk bi muy loo xam ne ñun dañ koy ñaawlu dañ koy rafetlu wuñ ko ci benn yoon di ko ñaxtu nag ndax umpulewul kenn ci presse bi wax na ko journaux yi wax nañ ko lu ne wax nañ ko mais boo liiree rek journal wala nga dégg da ngay xam ne déjà y a quelque chose qui va pas parce que journaux yëpp li ñu bind mooy am na base chinois yoo xamante ni base bi ay autoroute à péage lay defar basé wu ci Sindia jege benn dëkk bu tudd Xonkoma ñu ne dafa am ay defkatu ñaawteef yu fa demoon dem braqué foofu ak ay kagul ak ay arme jàpp gardien neutraliser leen génne ñetti chinois jot leen gaañ waaye nag li doy waar mooy loolu tax na ñu dem wax ne dëkk Xonkoma ci boppam képp ku fay góor gars yi dañ ñëw ba ramasse ñëpp jàpp ñëpp yóbbu ba jàppale sax am na ñu jigéen yoo xam ne dañuy nàmpal donc mu nekk loo xamante ni ñun mënuñu ko seetaan parce que nag génn golo gudd na lool waaye boo ko laalee mu metti borom waaw Xonkoma dëkk la am na loo xam ne duñ ci egg ci explication mais je pense que ni am na dëkk yoo xam ne bu doon lii fa la xew kenn du def lii ñaaw lii force de l'ordre yi def foofu duñ ko def te et je pense que ni bu fekkoon Chine la ñu agressé ay sénégalais ci benn base foofu amul benn chinois bu muy jaral nga dem jàpp dëkku lëmm képp ku fay góor nga jàpp ramas yóbbu parce que agressé nañ foofu je pense que bu doon Chine la duñ ko defal sénégalais je pense que bu doon France la duñ ko defal sénégalais li tax ma wax loolu nekkuma di stigmatiser wala may def benn affaire parce que ñun dañu yàgg assister ci ay braquage Sindia yoo xam ne di dégg ay fetel yuy tiire tel di dégg ay sàcc gasoil yoo xam ne dañ fay rey nit ay braquage ay sàcc yu metti nekk ci biir Sindia kenn mënul yar xar ginaar sax mënuloo ko fa yar te mosuñoo gis force de l'ordre yi motivation bii ñu am ba dem jàpp dëkk lëmm ak képp ku fay góor ñu jàpp la loolu mosu fa am kon ñu jàpp ne li mu nekk base chinois moo tax ñu leen di xamal nag chinois yi bu fekkonte ne amuñu bénéfice ci li ñuy liggéey wala ñëw ñu ut ci xaalis ñëw ñu defaral ñu gratuit dañoo ñëw daan seen doole te am na sénégalais yu génn Sénégal di daani ji seen doole feneen gëdd bi ñu jox chinois yi suñu dëkk gëdd boobu buñ ñu ko joxoon ci biti ñu mën a wax ne dañoo tolloo waaye lii du gëdd lii mooy que ni à travers chinois yi ñoom respecté wuñu ak yëlleefu doomu waa Xonkoma te ñun loolu dañ koy dénoncer dañ koy wax parce que nag am na loo xamante ni kenn ñun ñëpp yeewu fi mu nekk nii ku nekk xam nga ne nous sommes dans un pays de droit nous protégeons les investisseurs pour faire appel aux investisseurs étrangers ñu mën a xam ne dëkk bi am na sécurité ñuy ñëw investir foofu mais bu fekkente ne seen investissement yi ñuy indi moo tax ñun ñu ñuy def di ñu noot di ñu def buumu njaam ñun ba nga xam ne ñi war a aar sa kaaraange sa sécurité dëkk ñooñu léegi ñoo lay ñëw def la ci insécurité loolu jaratu ko parce que léegi Sénégal kenn nekkatul ministre bi barki Jëmbo Njaay la def benn d'après les trucs ne def na information ci loolu Sénégal ci boppam moom moo yomba tëj léegi Sénégal ci boppam moo yomba noot nit léegi te loolu moo dul yoon nit dafa am ak yelleef surtout que
li gën a garaaw nga ñëw fekk ci dëkk boo xam ne dëkku cosaan la nekk fa ñun ñoo fa nekk dëkk Sindia xamante yàgg xam ne waa Xonkoma ay kilifa ñoo fa nekk ay daara ñu ngi foofu ay nit yu sell ay nit yu ñoo xamante ne daan seen doole lañ xamuñu lu bon loolu bu defkatu ñaawteef defee feneen bu dawee dugg sax ci dëkk bi waroo ñëw nga jël képp kuy góor jàpp rek taxañ comme ay xar ay ginaar yóbbu ñu koy ñaawlu lool di wax ne nag ñun ak force de l'ordre yi benn lañu tenue bi dong moo ñu séparé ay nit lañu ay nit ngeen kilifa yi nga xamante ne ñoom ñooy donneur d'ordre yi nañuy seetaat bu baax li ñuy def parce que nag toll nañu foo xamante ne fépp fu waay nekk am nga fi nga mën a ñaxtoo sa àq ak sa yelleef léegi nag dañuy wax ak ñoom à travers ni ñu mën a communiquer ak ñoom pour wax leen ne lii il faut que ça cesse il faut que lii mu jeex ci Sindia ci boppam suñu déggul nag lu mel nii su amaatee biir Sindia xam nañu fi ñuy jaar ak ni ñuy def ba dem ba mbaxane doon benn ñu lijjanti ko parce que nag am na loo xam ne trop c'est trop képp ku mu mën a doon sa dëkk nga ne fa nga ñëw ñu fekk ay xale yoo xam ne dañuy jàng ay mag ay ndaw ñëpp ñëw ci biir dëkk mel ni kuy guerre jàpp képp ku fa nekk ndax ay malfaiteurs yu dem braquer base chinois mais loolu rafetlu wuñu ko bu dul base chinois sax suñu bëy yi ñuy sàcc ak suñu xar yi ñuy sàcc ak suñu ginaar yi ñuy sàcc ñun neexuñu et nous savons très bien que ni loolu lu ñu war a faj la mais ñun ñi ngeen war a aar bu fekkee yéen la ñu war a ragal kon ñun ne nekkatuñu bu fekkee dañ leen war a ragal te ñun ñu leen di fay ngeen war a nekk fii saa bu ñu leen gisee suñu xel war a dal ñu war a kontaan ne ah ñun ñoo ngi ci sécurité yéen seen bopp yéen a ñu def en insécurité kon léegi nu ñuy def parce que nag ay village traditionnel lañ nekk te kaso amul kenn ku mu neex même bu fekkee xam nañ ne jombul kenn amul kenn ku kaso di neex te ñun ay ñu am jom lañu ñu am ngor lañu kaso lañu gën a ragal que malfaiteur ñi fa nekk dëkk bi ngeen dem jàppale ñu sàcc leen ñëw braquer leen moo leen gën a ni ngeen leen taxañee yóbbu tëj nan da ngeen di def seen enquête bàyyi ñii desal ay ñii lii dafa ñaaw te dañ ko ñaawlu te dootuñu seetaan lu mel noonu di am suñu biir dëkk parce que nag il faut que ngeen respecté ñu jox ñu suñu ak suñu yelleef xam nañu ne seen liggéey ngeen nekk xam nañu ne vous êtes des forces de l'ordre et on respecte la loi on respecte la justice on vous respecte en tant que des frères en tant que des agents ñoo xamante ne vraiment yoon lañ fi nekkal mais yéen tamit respecté leen ñu pourquoi vous ne nous respectez pas lii su fekkoon Dakar la doo leen ko def su fekkoon Mbour la doo leen ko def su fekkoon feneen la doo leen ko def di profiter nag di woo le premier magistrat de la commune ou alors le futur magistrat de la commune bi nga xamante ne moom la ñuy tabb maire lii dafa war a wane ne il faut faire une politique boo xamante ne au moins dinañu am benn commissariat de police wala benn caserne gendarmerie te loolu daf ñu war a xalaatloo encore ñu am sax caserne pompier gën a defar sécurité bi ci dëkk bi parce que yàgg nañ di ko wax brigade Popenguine ils sont tellement en minorité ci nit ci ressources humaines que mënuñu couvrir Sindia yépp couvrir Popenguine donc loolu mooy indi genre réaction yi parce que ñi fa nekk bariwuñu bare bi ñu mën a aar askan bi su lu mel nii amee te ñoom vraiment bëgg nañ def seen liggéey dinañu ñëw te li ñu mën a def mooy buubandoo ñëpp yóbbu pour ki bu fekkee loolu lañu mën a def te loolu ñun arrangé wuñu neexuñu parce que li dal Xonkoma tey ku mu mënoon dal du la neex fi mu nekk nii suñu xol dafa tàng te lii xew nii neexuñu venant de la part de la force des ordres des forces de l'ordre yoo xamante ne ñoo war a aar suñuy kaaraange ñëw noot ñu ni taxañ ñu ni mel ni que ni Xonkoma c'est benn petit village à part Xonkoma fait partie de Sindia ay Sindia lañ dëkk ay nitu Sindia lañu bu doon Mbuur la doo leen ko def
bu doon beneen dëkk la doo leen ko def te Xonkoma biir Sindia la bokk ay nit lañu ay waa Sindia lañu ay góor lañu ay nit ay borom kër fa nekk ay kilifa fa ne lii ngeen fa def ñaaw na te ñun ñaawlu nañ ko et que dañuy profiter nag di alerter nag di wax le procureur mu génn mu expliquer ñu lan mooy seen motivation enquête bi ba ngeen mën a dem jàpp képp kuy góor ci benn village yóbbu taxañ-taxañe ba yóbbaale jigéen buy nàmpal loolu nous demandons à ce que le procureur mu expliquer ñu lan moo motiver seen loolu yéen ba ngeen ñëw ngeen def loolu parce que lii dafa ñaaw ñun nous sommes dans un pays de droit et nous avons nos droits da ngeen war a respecter suñu àq ak suñu yelleef foofu suñuy papa ak suñuy yaay suñuy jabar suñuy dooma fa ne ñëw ak ay armes comme que xanaa ngeen xalaat xale yi ngeen di traumatiser xalaat maire yi fa nekk duñu xam li xew ngeen def seen enquête correctement normalement kenn ñooñu duñu daw duñu toxu fa lañ dëkk fa la ñuy kii boo leen ñëwee ngeen xalaat ñi liggéey woon wàcc war a xëy dem liggéey ñooñu demuñu di braquer ay chinois demuñu di def leneen ay citoyens honnêtes lañu diñ nekk fa am seen ngor ñooñu ngeen war a gën a protéger mais bu fekkee ñaar sàcc nañu vous faites payer des dettes à d'autres personnes qui n'ont pas pris ces mêmes dettes là parce que quelqu'un est allé agresser là-bas et c'est moi qui vais aller en prison pour lui pour les fins de vos enquêtes mais outillez-vous ut leen ay moyens de faire vos enquêtes sans que ngeen def genre bavure yi parce que nag nit ngoram la am ak jomam nous voulons tout simplement vous faire comprendre que il y a des choses qui sont terminées à Sindia. Nous ne nous laisserons plus faire par des choses yoo xamante ni surtout ci circonstances yu mel nii. Nous avons nos papas, nous avons nos mamans, nous avons nos femmes, nous avons nos enfants et nous voulons garder nos dignités devant ces gens-là. Nous ne voulons plus être humiliés chez nous, dans nos villages, dans nos chambres. Être humilié comme ça par des forces de l'ordre à cause des braquages. Hein? Lolo, nous voulons que ça cesse et nous ne nous laisserons plus faire. Nous n'acceptons plus que ça se répète. Et de grâce, s'il vous plaît, arrêtez ça et on fait appel au procureur de Mbour de nous expliquer les motivations vraiment de votre descente à Hong Kong. Voilà. Loolu lañ bëggoon wax di ko ñaawlu lool le frère Thié Aïdara à Sindia merci beaucoup.